internautes ci seen émission sama santé tey ñu ngi dalal kii di docteur Boubacar Signaté di urgentiste nekk médecin fii ci SOS médecin docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gannaaw bi ñu la dalalee ñu bëgg rek wax tey ci li nga xamante ne moo di urgence ñu bëggoon nga wax ñu lan mooy urgence exactement lan lañ mën a jàpp comme urgence. waaw maa ngi lay nuyu Awa di nuyu sa spectateurs yëpp. waaw urgence boo déggee ñu naan urgence mooy loo xam ni dafa teew te du mun a xaar waaw bu teewee mënul xaar loolu moom mooy urgence mooy ci wàllu faj mooy loo xam ni boo ci gaawul mun na lor nit ki lor gi nag yenn saa yi mun na nekk lor boo xam ni si loru bakkan lay doon maanaam nit ki mun na faatu ou bien lor boo xam ni ci français loolu fonctionnel lañ koy woowee c'est-à-dire par exemple kenn koo xam ni dafa am urgence parce que dafa gaañu ci loxo nga xam ni boo ci jógul dañuy dagg loxo bi walla boo ci jógul dañuy dagg tànk bi xam nga loolu nekkul lor boo xam ni bakkanam lay faat mais dina indi gàllankoor boo xam ni ci desitu dundam dootul am tànk xam nga loolu beneen waaw loolu nag mooy urgence mooy loo xam ni dafa teew te mënul xaar. d'accord léegi yan mooy mesure d'urgence yi ñu war a jël. waaw mesure d'urgence yi nag dafa xaw a dafa yaatu. mun na nekk mesure boo xam ni dañ koy jël pour gàttandiku urgence. c'est-à-dire nga gis loo xam ni xëy na moment bi nga koy gis nekkul lu urgent. wante soo deful dara ci urgence la jëm. loolu xam nga am nay mesures yu ñu war a jël. ci France moom la ñuy woowee ay mesures préventives. di nga gis loo xam ni soo si jógul ci urgence lay jëm te boo jógul ci urgence bi ci lor lay dem day indi gàllankoor. yenn mesure bu si topp mooy mu am urgence walla ngay gàttandiku urgence mais nga war a préparer jumtukaay yoo xam ni urgence bu teewee nga mun ko gérer. xëy na xam nga ko xam nga ni mi ngi ñëw mais boo amul jumtukaay yoo xam ni fagandiku quoi. voilà fagandiku. ensuite léegi nag bu urgence bi teewee tamit mesure yi nga war a jël mooy mesure déjà pour yow ci sa bopp parce que yow bu fekkee da nga war a gérer urgence te yow ci sa bopp urgence bi mun na la lor xam nga loolu il faut nga jël mesure boo xam ne da ngay protéger sa bopp walla ñi nga àndal bu fekkee équipe buy intervenir la da ngay ñëkk protéger ñiy faj ñuy dimbali ki am urgence bi. ensuite mesure bu ci topp mooy fi ngeen di nekk mooy mesure boo xam par exemple ngay intervenir ci koo xam ni ci urgence la nekk ci bâtiment boo xam ni mi ngi waaj a daanu. xam nga doo fa nekk naan voilà loolu mooy deuxième partie gestion urgence yi. ensuite nag nga ñëw nag ci loru nga nar ko secourir yooyu aussi même kii lay doon même processus bi lay doon. d'accord loolu moo waral yenn saa yi bu ñu gisee ngeen di secourir kenn. ci pour aar seen bopp ngi yenn sol yenn combinaison yi comme ci yenn kaawu maladie yeeg yooyu loolu moo tax ñu gis urgentiste yi di sol ay combinaison wala. voilà am na ñuy sol ay combinaison yi. urgence yi tamit bokkul. am na urgence yoo xam ni par exemple gaz lay doon. par exemple koo xam ni dafa respirer dafa nekk ci environnement boo xam ni li muy nooyi moo koy lor. donc xam nga sànq maa ngi lay naan première partie gestion urgence bi mooy aar kii ñëw faj. booy secourir koo xam ni ci environnement bi mu nekk li muy nooyi moo koy lor. yow ci sa bopp boo ko nooyee da ngay mel ni moom. loolu moo tax ñuy sol yenn saa yi masque. walla loo xam ni ci France émanation lañ koy woowee c'est-à-dire loo xam ne par exemple ndox la walla vapeur boo xam ni day sotteeku. xëy na boo ko nooyee mu lor la bu sotteekoo sa kaw tamit mu lor la. loolu aussi il faut nga mun a protéger sa yaram. beneen partie aussi bi expliquer yëre yu ñuy sol yenn saa yi. mooy par exemple nit ki loru liy génn ci yaramam
mun na la wàll walla mun na la lor. protéger sa bët yi bakkan bi ak gémmiñ bi walla sa der bi aussi. loolu mooy expliquer yenn saa yi ñuy sol ay combinaison. d'accord léegi lan moo fajum liggéeyu urgentiste. lan la consister exactement. waaw liggéeyu urgentiste fànn yu bari la boo ko xoolee boo ko doon xaaj. faj bi ci boppam xëy na moo ëpp solo. mais yenn saa yi du loolu moo lay gën a occuper ci urgence. loolu moo tax mu léegi urgence spécialité la. boo ñëwee par exemple ñun médecine préhospitalière la ñuy gën di def maanaam ki feebar fi mu nekk fa lañ koy dem fekk. fi nga koy fekk nag xëy na ci kër la. walla mu nekk ci bureau. walla mu nekk ci entreprise. foofu beneen environnement la walla mu nekk ci mbedd bi ci tali bi walla mu nekk foo xam ni par exemple ay montagne la walla ay xeer fa nekk. loolu da ngay njëkk gérer environnement bi. gérer environnement bi nag mooy gérer waale famille bi parce que ku am urgence am kii feebar sa kër grave yenn saa yi sax doo ànd ak sa sago. donc fajkat bi ni ngay gisee fajkat bi ci dal doo ko gisee noonu bu fekkee da nga am urgence. par exemple dama lay jox benn exemple rek. nit ki mun na am ku feebar këram. woote yow nga def fukki minute walla fukki minute ak juróom pour egsi. wante moom ni mu koy gisee fukki minute ak juróom yooyu ci moom daanaka day mel ni waxtu. parce que tiit bi muy àndal. ak jaaxle bi muy àndal. moo tax du am notion temps bi kooku booy egsi li mu lay njëkk attaqué mooy li tax nga temps bi nga def pour ñëw. xam nga kooku ni nga koy gérer ni nga koy tontoo xëy na dina la perte loo sax temps. le temps que ngay egg ci parce que boo fa nekkee di expliquer mënul réceptif ci discours boobu moom li muy gis rek moom nga teel a ñëw teel a faj. moo tax yenn saa yi vous préférez da ngeen di noppi rek def seen liggéey. waaw mais boo defee da ngay loolu da ngay ànd ak dal. parce que boo àndul ak dal plus yow ngay yokk pression. plus moom tamit muy gën a yokk pression. xam nga loolu du ci intérêt wu malade. déedéet. mais boo ko bàyyee noonu yow nga toppatoo malade bi ba pare voilà malade bi nekkatul en danger. maanaam urgence bi gérer nañ urgence bi. kooku xëy na boo ñëwee da nga koy laaj ndànk rek ne ko. ban waxtu nga woote. mu xool téléphone appel yi day am heure mu xool nga ne ko man ban heure laa egsi. mu xool mu ne la yow de 10 minutes nga def walla 12 minutes. nga ne ko waaw 12 minutes laa def xam nga loolu yàgg. mu ne la man de defe naa ni 1 heure de temps nga def. ci lay commencer dal nag ci la lay commencer remercier mais xam nga loolu aussi mooy particularité wu urgence. da ngay gérer waale. stress su malade bi. ak accompagnant gérer waale stress su accompagnant bi. gérer waale sa stress su bopp. parce que yow xam nga urgence bi lan la. xam nga fi mu koy jëmee xëy na yenn saa nit ñi dañuy woote gis koo xam ni mi ngi wax. normalement. xëy na peut-être am na lu ndaw lu koy metti walla mais yow boo ko seetloo di nga xam ni kii li mu am dafa grave mais ñoom duñ ko jëlee noonu yow xam nga loolu soo ko waxee moment boobu da nga leen di gën a perturber. donc yow yaay gérer stress boobu pour yow kese boo paree nag nga leen di soog a expliquer. d'accord léegi est-ce que urgentistes yi bari nañ Sénégal. waaw urgentistes yi nag bëriwuñu Sénégal. ñaata ngeen am na nag ay collègues yu bëri yoo xam ni ñu ngi liggéey ci service urgence yi mais beneen spécialité la ñuy d'ailleurs maa ngi profité ci émission bi. pour wax ni par exemple ñu man ci privé laa nekk. privé sa statut. médecin urgentiste boo inscrire au ordre des médecins statut boobu ngay am. par contre ci fonction publique amuñu statut spécialiste alors que ay spécialistes lañ donc Sénégal urgentiste yi ngay gis statut médecin généraliste la ñuy am donc buñ amuñu statut urgentiste donc amuñu traitement spécialiste munoo laaj nit ki mu def lu spécial te considéré woo ko comme spécialiste xam nga loolu mënul nekk. donc maa ngi ñaan autorité ñu farlu ci statut médecin urgentiste yi surtout ñu nekk ci fonction publique bi ñu reconnaître seen statut urgentiste classer leen comme spécialiste traiter leen comme spécialiste. léegi pour yow lan moo waral ci public bi duñ leen traiter comme non je pense que peut-être que dafa
peut-être mi ngi ci yoon bi mais dafa yéex. parce que am na léegi amul woon formation diplômante médecin urgentiste Sénégal. donc bi mu amee defe naa promotion yu njëkk yi ñu xëy na génn nañ fi motul 3 ans wala 4 ans maximum. am na DU léegi mooy diplôme universitaire médecine du temps mais ñu jiitu woon ñëpp comme man ak ñeneen yi anciens yi. léegi yéen fan ngeen defee seen non ñun France lañu jànge man spécialement. am na ñeneen aussi ñu jàngee mais ñu ci bëri ñu avant ñi génn ñu ñuy former fii léegi université bu Dakar. ñeneen yi ñëpp bitim réew lañ jàngee. voilà am na ñoo xam ni ñibbisi nañ am na ñoo xam ñu bëri nag. ñu ngi foofu voilà fa lañ des ba léegi. d'accord léegi comme sànq laaj naa la ndax bëri ngeen nga ne bëriwoo leen. seen lim ci ñaata la. waaw xam nga comme amuñu statut spécialiste. donc ci fonction publique bi duñ leen compter comme spécialiste. waaw d'accord ci privé bi. boo ko seetloo xëy na 6 wala 7 lañ. waxuma Dakar de Sénégal yëpp. te majorité bi fii lañ nekk. ci fonction publique bi. presque même nombre bi la. ñu ci bëri Dakar lañ nekk. donc boo xoolee motuñu 15 wala 20. mais boo compter ñaata service urgence ñoo nekk Sénégal ak ñaata personnel la ñuy utiliser par jour ñun fii. il nous faut 4 médecins de garde par jour xam loolu boo ko jëlee nga jël benn service boo xam ni kenn moo fa nekk walla ñaar ñoo fa nekk nga ne leen nañ fa nekk ñoom ñaar chaque jour walla ñoom ñeent chaque jour ci service xam loolu mënul nekk. voilà loolu mooy expliquer nag problème en partie wax ma nag yëpp mais en partie problème yi ñuy jànkonteel ci urgence yi. d'accord sénégalais nag ñu ci bëri. bégguñu ci service d'urgence yi ne ci hôpitaux yi. ñu ci ëpp parce que dañuy naan faalewuñu leen nit ki dina ñëw ànd ak comme ni nga ko waxee sànq yéen da ngeen di déplacé wu mais mën nga dem ci hôpitaux yi indi sa malade nga ne dañ ko war a jël en urgence alors que yow xamoo ndax war nañ ko jël urgence wala waruñu ko jël urgence est-ce que loolu du incompréhension diggante sénégalais yi ak corps médical bi. waaw xam nga problème yi nekk ci urgence yi. déjà pour rassurer tuuti du problème boo xam ne c'est spécifique au Sénégal. man liggéey naa ci ay services urgence ay bitim réew même presque même problème yi la ñuy jànkonteel. léegi nag gestion xam nga doone problème mënul am mais gestion problème bi. parfois moo dul jaar yoon. mun naa la si lim quelque rek mais bëri na causes yi. première cause bi di nga gis par exemple ku jógee. dama lay jox benn exemple ku jógee par exemple Kër Massar. la mu jógee fu gën a sori loolu. ñëw ci benn service d'urgence bu nekk ville par exemple bu hôpital Fann wala bu hôpital Dantec wala bu hôpital principal. am feebar boo xam ni su yemoon xëy na Youssou Mbargane ñu faj ko. su yemee Roi Baudouin ñu faj ko. su yemee Nabil Choucair ñu faj ko mais day romb yooyu yëpp ñëw principal walla ñëw Fann loolu day engorger service boobu pour loo xam ni mënoon nañ ko traiter feneen foo xam ni xëy na foofu bëriwul nit loolu première cause bi la mooy engorgement bi. ensuite deuxième cause bi mooy ak moyens yëpp. mooy voilà mun nañ ko faj Gaspard Camara wala feneen parce que foofu y a les moyens. mais est-ce que loolu xalaatoo que ni tamit sensibilisation bi moo des parce que ñoom mën nañ ne peut-être bu ñu demee ci hôpital principal moo gën fa la faj bi gënee wala Fann parce que loolu tout dërono la donc dañuy xalaat ni dañuy xeeb Youssou Mbargane mi ne seen wet est-ce que loolu du manque de communication. voilà loolu aussi mooy une des causes. waaw yenn ci causes yi la. mooy expliquer population yi. rassurer leen aussi. Ensuite communiquer que c'est pas parfois même médecin bi xëy na bu nekkoon bu garder par exemple Roi Baudouin. xëy na même médecin bi lendemain wala surlendemain mooy garder. principal wala mooy garder Fann. donc du problème mu personnel problème mu communication. ak problème mu confiance aussi. expliquer nit ñi ni ils peuvent avoir confiance ak seen structure bu nekk. ci seen district am na pays yu bëri yoo xam ni noonu la ñuy doxee boo demee Angleterre par exemple noonu la Angleterre mënoo génn
fi ngay fajoo wala fi nga dëkk wala ci sa médecin traitant pour dem beneen hôpital. Alors que foofu faj bi mi ngi jaar yoon. voilà sa médecin kese ki lay traité moo am droit yoon ne la war nga dem bii hôpital wala war nga dem examen wala war nga dem gis bii spécialiste sans cela amoo possibilité boobu donc mun nañ organiser système bi noonu. benn ci cause yi aussi mooy ñun lu ñuy woowe urgence ressentie c'est-à-dire da ngay ñëw yow li ngay yaakaar ni moo urgent pour yow mooy li ngay ressentir mais xëy na loolu méngoowul ak vraie urgence boo xam ni ki lay faj moo ko mun a xam wala moo mun a def comparaison bi léegi yow boo ñëwee ak sa urgence ressentie ñëpp noonu la ñuy ñëwee keneen ki tamit noonu lay ñëw médecin bi nag mooy xool wala infirmier bi wala ki lay accueillir mooy xool xam ni kii moo la gën a urgent donte yaa ko fa jiitu. dëgg la léegi nag yenn saa yi mun na am temps expliquer la yenn saa yi du am temps expliquer la parce que urgence bi moo tax. léegi nag beneen cause communication mooy li ngay wax ñàkk déggoo bi. xëy na fajkat bi war na dellu siwaat ñëw ne la gis nañ la. li ngay jàmbat xam nañ ko wante li tax ñu jël kële parce que moom moo la gën a urgent sans dugg ci ay détails aussi parce que mënoo nekk ci salle bi di wax nit ñi ñëpp ku nekk li ko dal wala ku nekk li mu am xam nga loolu mënul nekk. voilà léegi nag manque communication boo am na yenn service yoo xam ni am na ñoo xam ni ci ay infirmiers d'accueil lañ leen di wooye ñoom ñooy accueillir ñëpp orienté ku nekk en fonction urgence. mais ensuite Sénégal expliquer ñeneen ñi. voilà loolu nag xëy na moo des. voilà expliquer ñeneen ñi lu tax ñu war a xaar am na ñoo xam ne nag malgré explication yooyu yëpp. duñu comprendre te duñu nangu xaar. waaw loolu nag mais yenn saa tamit service d'accueil yi Sénégal peut-être privé bi ça va mais public bi moom franchement yenn saa duñu la sax compter. waaw loolu accepté nañ ko. ku mu nekk ci public bi wala même ci privé bi ñun même ci privé bi di nga génn ci benn sortie sa nit ki nekk këram woote. ne la dama feebar. ñu ne ko ñu ngi lay yónnee médecin bi. médecin bi départ di jëm si moom. keneen woote ku gën a urgent. te médecin bi dañ koy détourner. dañ koy jàdduloo ne ko fi nga doon dem bul demati foofu demal si kii parce que moment boobu su demul si kooku xëy na lor bi fa lay ëppee. léegi nag boo woowee kële ne ko médecin bi mi ngi doon ñëw mais dañ ko détourner ci keneen moom li mu lay tontu mooy kooku mënul am urgence bu gën a. urgence sama bos waaw bu gën a urgence sama bos mënul am feebar bu gën a urgence sama bos mais da nga koy expliquer. ak ni nga koy expliquer comme ni ma lay waxee am na ñoo xam ne nag. mun nañ comprendre. ñu accepter. am na ñoo xam ne duñu comprendre wala mun nañ comprendre mais duñ ko accepter. voilà léegi problème communication bi nag foofu lay gën a tax. chaque fois dañ koy dégg yenn cas yi ci rajo yi dañ naan service urgence dafa bëri nit yenn urgentistes yi sax dañuy bañ jël ñenn ñi comme ni nga ko waxee rek manque de communication bi te ñi personnel d'accueil bi tamit du jël la peine ñëw expliquer la réconforter la dalal la tuuti pour nga mën a am confiance mais bu ko defee yow da ngay frustré. waaw ba léegi ñu ngi ci d'abord ci engorgement bi. ensuite ci manque de communication bi. manque de communication bi moom lu am la. c'est pas il faut pas que ñu voiler la face ne. ñu ngi communiquer normalement communiquer wuñu normalement. communiquer wuñu yenn saa yi on communique mal yenn saa yi pas suffisamment yenn saa yi am na sax. information xam mun nga ko bañ a joxe mais expliquer ko noo xam ni nit ki mun na ko comprendre mais comme ni ma la ko expliquer rek nit ki day nekk ci situation boo xam ni du réceptif ci benn discours li muy gis rek. mooy nga faj ko. amul loo koy wax loo xam ni mun na ko comprendre mais fajkat bi ci urgence. war na am tout le temps dal. boo xam ni war na ko mun a tax ak temps. parce que parfois c'est pas long jël 2-3 minutes. pour expliquer nit ki loolu moom suñu ci tort bi suñu côté la. waaw loolu il faut que ñu accepter ko xam ni noonu la. docteur Signaté léegi dañuy ñëw rek nga wax ñu yan cas
yu urgent ñoo la marqué ci sa carrière urgentiste boo ñu ci mën a citer quelque rek. waa bëri na. mais ñamal ñu ci quelque rek benn wala ñaar sax. bëri na mais cas yu may gën a marqué mooy cas yoo xam ni par exemple nit ki day am feebar boo xam ni soit day nekk ci coma donc bi ngay egsi gisu la bi nga koy faj gisu la yow sax mu nekk famille bi mu nekk médecin yi kenn amul yaakaar ni dina dundaat après nga suivre ko ay ñu faj ko walla nga déposer ko ci benn hôpital walla nga évacuer ko ci bitim réew ngay suivre nga dégg ni ñibbisi na donc lenn rek ngay am envie bu ñu la ko waxee sax minuit ne la ñibbisi nga doo nelaw da ngay yàkkamti bët set ba nga dem gis ko moom it généralement tout le temps même question bi day même mbokk yi bu ñu lay woowee dañ naan dafa bëgg a gis médecin bu ko ñëw faj si waaw loolu ay cas yu lay rema ou bien ci ay situation yoo xam ni on va dire c'est à la fois grave et on va dire un peu cocasse voilà c'est yooyu da lay marqué bon benn exemple par exemple dama lay jox exemple bi dama la koy jox pour expliquer la urgence yi chaîne la en fait loolu moo tax ñun dañuy def ay formation yu bëri di sensibiliser di informer surtout premier secours yi premier soins yi chaîne la boo bénéficier wu chaîne bi du début à la fin sa chance de survie day gën a yokk exemple bi ma lay jox fii la xewee soriwul ci corniche bi dafa am ku taxaw ak xaritam ñuy waxtaan ay mag dara jotu ko mu déposé ay doomam ci école bi génn di waxtaan ak beneen parent d'élève ci la sentir ni dafa am lu koy metti yéeg lu mu ne ko man daal sama cœur bi j'ai l'impression que day arrêté li muy wax noonu ci la daanu bi muy daanu fi mu daanu ci suuf ci parking la ci immeuble yi am na ay médecins yu dëkk foofu ci médecins yu dëkk foofu am kuy wàcc pour dem liggéey di taal oto gis mu daanu mu ñëw laaj kële lu xew gis ni dafa def arrêt cardiaque maanaam dafa dee mu commencé di ko maase bi mu koy maase am suñu benn médecin buy jaar ci corniche bi di dem def sport def ni seen ku sëgg di nit sëgg si nit di maase mu def rond point bi ñëw dimbali ko mais comme amuloon matériel la mu woote fii donc man soriwu ma woon maa yoon côté Almadies ci la ñëpp ambulance départ fii ñun ñu départ fële ñu daje foofu ñu continuer defal ko soins yëpp bi may egg mi commencé taw di ngelaw di taw donc ci mbedd bi lañ nekkoon ci suuf taw bi ba récupérer ko dugal ko ci ambulance boobu ci matinée bi la woon ay 10 heures 11 heures 18 heures mi ngi toog ci lalam di wax ak ñëpp ne ñi ko doon faj ñëpp la bëgg a gis voilà pour te dire bu chaîne la rek buñ defee ñi témoins yi def xam tuuti ci gestes secours yi def ko ñeneen yi ñu ëpp doole egsi ñeneen yi ñu ëpp doole ak matériel egsi ci lay change bi di gën a yokk xëy na kooku arem su ko defoon ci bi kaw lalam du ci génn wala mu def ko foo xam ni voilà ñu fa nekk mënuñu def dara mënuñu ko dimbali du ci génn aussi voilà urgent boobu par exemple boobu marqué na ma voilà. D'accord docteur Signaty léegi dañu lay bàyyi rek nga joxe quelques conseils mbirum urgence conseils yi nga mën a jox suñu mbokk internautes yi. waaw conseil bi maanaam urgence yi il faut li ëpp solo ci urgence mooy comme ni ma la ko waxee rek chaîne de survie il faut que nit ñi d'abord damay jël ñaari partie boo xam ni ci biti hôpital bi la
beneen partie bi ci biir hôpital bi beneen partie bi nekk ci biti hôpital bi il faut que nit ñi bàyyi xel ci fajkat yi ci ambulance yi circuler ci premier geste secours yi ñu sensibiliser nit ñi organisation nit ñi jógee seen kër di dem hôpital nañ def confiance ci médecins yu nekk ci seen gox yi centre de santé yi loolu mooy wàññi engorgement wu urgence yi ensuite ci biir hôpital bi aussi urgence ressentie bi ñuy am il faut que ñu bàyyi xel aussi ci ñeneen yi yow ni ngay defee ni noonu nga feebare sonn ñeneen yi aussi noonu lañu léegi fajkat bi nañ leen dimbali bàyyi leen ñu ànd ak seen sago am temps gérer flux boobu yëpp donc ku nekk ñu classé la en fonction urgence bi nga am ñu faj ñëpp ñu may leen aussi nopp déglu leen bu ñu leen di expliquer voilà loolu laa amoon comme message. internet lii lañ leen indiloon tey sama émission sama santé di ci wax ci wàllum urgence yi ànd ceeg ki nga xamante ni moo di docteur Boubacar Signaté dégg ngeen li mu wax te xam naa ni jël ngeen ci njëriñ ñu leen di jox dig daje très prochainement ci seen beneen numéro seen émission sama santé.